te li leen di nax mooy bu gaa yi nekkee fii waxtu holiday jot ñu ne ñëw Gambia wala Sénégal dem holiday nga gis leen xëj na ñenn ci ñoom ñu ngi sanse wala ñenn ci ñoom ñu ngi dawal ay oto nga foog nga fii xaalis boobu ñu indi wala melokaan boobu ñu ñëw dañ ñëw fii di tëdd di nelaw di eew rek xaalis bi di ñëw di boobu di ñëw ci ñoom bu ñu paree ñu bugg ko ñëw Gambia déedéet demeewul noonu billaahi wallaahi mun naa leen koo waatal bala ñoo ñëw holiday googu maanaam alal gi nga xam ne moom la ñu indi mun naa ne joggi nañ ci ay dëggi dagg seen tànkay yëg na ko seen yaram yëg na ko coono nañ ci coono boo xam ne ñii leb nañ ci ay bor yoo xam ne ñii teg nañ ci ay su ay weer teggi ko suñ ko teggee nag ñu jënd ay yére yu ees ñëw Gambia foofu bor bu set ñu sol leen lu ees nga ne kii ñii de fañ jógee ñu ngi ci jàmm te fekk billaahi fiñ jaar ba am loolu suñ la ko nettalee sax doo ko gëm ba pare buñ del si waatee nag bor yaa ngi leen di xaar su ko defee duñ amaati dara luñ liggéey fayee ko bor luñ liggéey fayee ko bor ba at mi jeexaat lii daal moom lañ fi nekkee ci gàttal lu yàlla nag moom moo bind doomu aadama defaree wërsëg yi emalewu ko am na ñoo xam ne dañ fi ñëw rek ñaar ñetti wig rek yàlla ubbil leen xéewal même buñ toogoon sax xéewal googu yàlla moo leen ko wax ne dañ ko am dinañ ko amee waaye loolu tekkiwu ne nag képp ko xam ne teg nga sa tànk bitim réew rek da nga war a tekki wala da nga war a am alal da nga war a am alal gu ne gàñ mun ngaa toog sa réew fa gàcce gis nañ ko fa mu ngi xew nga génn sa réew doo mun a fa gàcce ba léegi lépp mu ngi xew ba tax na lépp loo xam ne mun na cee am daal ñu xaar lu nekk rek ca waxtu ba bu waxtu ba jotee si la dax waaye boo buggee julli waxtu woo xam ne jotut di nga segg ka siggi ba sonn ba pare doo am yool kon képp ko xam ne sa roxo bi mu naawee tagoon na bitim réew noo mun a def àlla kulli xal yàlla dafa yombal ñëw gi kon wax dëgg ne yàlla wërsëg kenn du ko yàkkamti woykat boo xam ne wërsëg buy ñëw buumi fale mun na koo ñoddi waaye bu xasee bay wéy ceenni bato sax mënatu koo eew maanaam ceenni ñëw eewee gaal benn dem bu mu des di tëmba ceen yooyu mënut a eew sa wërsëg yàlla moom moo bind doomu aadama nag moo ñaale ko wërsëgam foo mun a toll wala foo mun a nekk ak loo mun a def faw wërsëg bi dina ñëw boo waree génn àddina tamit loo xam ne moo laa génne àddina tamit yàlla boole na laa yëpp kon mbokk yi lii la amoon pour digal leen ko ci gàttal lépp lu fi yàqu ci man la lu fi baax te jub te jaar yoon ci yàlla la jógee lii may wax nii nag yal na doon loo xam ne wax dëgg na yàlla dina ko toppal te tàbbal seen xol yi te bu fa tàbbee yàlla na def jeexital ba képp koo xam ne fexe woon nga wala dégmaloon nga wala waajoon nga yoon nga tekki say bagage fomma te xaar yàlla te xam ne bu yàlla ñëwee rek incha allahu rabbi dina gën a neex kon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin. This is a small island of Malta in the Mediterranean Sea. Small boats with refugees and fortune seekers reach the shores of this European island, sometimes on a daily basis. In this way, more than 12,000 immigrants have reached Malta in the past 10 years. Dayo comes from Nigeria. He is one of the lucky ones who made it, but the journey was a traumatic experience for him. This is the boats that the refugees board to Europe. Yes. And why are they laying here? I think it's here for an evidence for journalists like you today. When you came and say it. And if they were not here, how can you believe that we came with this boat? So the government must leave it so that when you come. And what is your boat? This very one is my boat. And what do you remember? Oh, like the way it shakes like this, and it's not easy to. I even don't want to remember on the sea because it's very dangerous.
This is Ferhat from Somalia. He managed to reach Malta years ago and never left. This is my position that when I was sitting for this boat. We are 7 days in the sea. We are 29, include of 2 children, and we lost 2 passengers on the way. They tried to swim because we lost the motor. When I go back for my memorial, it is hard to remind for the situation that you pass on the risk life, and when you safe again, you feel happy. Dayo is kept in a detention center while they process his request for refugee status. There he kills time with doing simple work. I'm here now for 7 months. This is my 7th month. They go through your cases and see why you want to seek an asylum. And I have to stay for 4 months or 5 more. In the past 10 years, 9,000 people requested refugee status in Malta. About half of them still live there in detention centers or centers with tents. In my room, we're having 98 people. You know, to stay at one place for 1 year is very hard. And because of this kind of frustration, we ourselves do fight ourselves inside because everyone is tired with this kind of detention period. So anything that someone says or do gets you anger. We have to take it easy because we have no choices. We need help from them, so we have to cooperate with them and we have no choices. I'm doing interpreter and some social service for open centers for the refugee camp. This is my room. We live 2. And here, another 2, my friend, they live here. There are 8 people, they sleep here. Now only 3 they are asleep. Other they are went out for searching work. We are here in 12 in number, in 2 room. I'm working, but the other day he's not working. It's difficult to live for the situation. Here, the roof, we used to wash clothes and handling. Malta is island, and there is a lot of immigrants. If you're not working, it's difficult. It's difficult to live in Malta. Unidentified bodies wash ashore Malta frequently, as well as on many other places along the Mediterranean coastline. Statistics estimate that 1 out of 100 boat refugees don't survive the trip. To make a voyage on the sea is not easy. It's very hard. I always do hear news, and when boat comes, maybe the crew on board will tell you we were 20 on board, but 10 died. We were 30 on board, 5 died. Or they can all die and it will remain only one person.